salaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen nuyu fii nga xam ne mooy seen télé di Télé Sénégal télé bi ngeen safoo nee naa leen mën ngeen ñuy fekk saa su ne ci YouTube bi da ngay def Télé Sénégal nga abonné lépp la nga xam ne rek utal nañ leen ko ci biir réew mi dinañ leen ko fi tegal à live and direct ba sinon nga fekk ñu suñu page Facebook muy télésénégal.com tey nag dañoo recevoir ki nga xam ne mooy Simon. salaamaaleykum Simon nuyu nañ la. waaw waaleykum salaam fay naa leen. Simon suñ la doon wax nga présenté wu tey mbokk télé internet yi di la seetaan kan mooy Simon. waaw Simon maa ngi tudd Simon Kouka moo nekk sama carte d'identité maa ngi nekk artiste rappeur nekkaale directeur label Jolof for Life 99 nekk producteur nekk tamit ci événementiel bi di def ay manifestation culturelle yu bëri nekk ci production daal en général moo xam vidéo moo xam publi reportage publicité nekk tamit ci benn mouvement bu ñuy wax mouvement Y'en a marre nekk activiste et nekk tamit businessman xam nga dañ nekk ci benn jamono joo xam ne tey conseil moom ça sert plus à rien regarde ce qui avance rek nga jéem a topp seen pas wala nga def leneen lu ñu deful wala nga surpasser ñoom lu ñu def xam nga tey am na ñu nekk ci yoon yoo xam ne yàkkamtiwuñu ko ñu ngi seen coin di job xam ne ñoom hip hop bi lii lañ ko gisee te yàgg xéwal dina leen fekk ci loolu ñu nekk nit ki loo gëm xéwal dina la ci fekk lenn rek mooy différence mooy organiser wu bien s'entourer am ñu la wër am équipe bu tight bu la wër staff management bu tight bu la wër et puis les choses vont décoller. Mardi bi passé rek maa ngi woon réunion donc maa ngi assister réunion yi Y'en a marre dafa am ñuy wax dafa am ñoo xam ne ñoom ñooy nekk porte-parole du jour temps yi yëpp caat la ak Fou Malade ñoom ñooy wax au nom du mouvement loolu la waxtu wax bu jotee dañuy wax objectif Y'en a marre mooy changement ci wàllum société ci wàllum jeunesse. avant ndaw ñu bëri daanoo doon dégg ñuy wax ci politique léegi ndaw ñu bëri dañuy wax ci politique boo demee ci Facebook feneen loolu Y'en a marre joué na ci rôle bu important avant mouvement amul woon yu bëri amul woon wala ay politique kese ñoo doon créer seen mouvement Y'en a marre bu mu ñëwee créer mouvement ñaata mouvement nga dégg ñu créer derrière ñooñu tamit nekk ci terrain bi di actionner di def lu ñu war a def avant amul woon tey waxuma la sax Sénégal boo demee ci sous-région bi ñaata jeune nga inspiré ñoom ñu créé seen Y'en a marre bopp ci foofu noonu seen sous-région ba mu am ñoo xam ne réussir nañu tamit départ loo ay régime tu vois mais loolu kenn du ko wax tey Y'en a marre li mu war a def mu ngi koy def c'est-à-dire li muy def nii moo amul bruit mooy dem ci gox-goxaan yi organiser jeunes yi en association financer leen ñii def setal ñii créer seen ay GIE ñii créer seen ay société di liggéey dugg ci monde du travail gëm seen bopp bañ ko wekk ci politique bañ ko wekk ci maire bañ ko wekk ci ministre bañ ko wekk ci président bañ ko wekk ci kenn am seen business di doxal loolu intéressé wu leen mais tey bu ñu ne woon Simon jàpp nañ ko fii kaso nga gis journaliste yëpp daw mais Simon mu ngi organiser fii reboisement comme keroog nuñ ko defee ak Amada Picasso doo gis benn journaliste parce que sensationnel la ci wàllum kaas du ñu war a wax ñu ngi koy wax man yàggul dara génne naa titre moo ñu tere dee tu vois kër gi génne nañ fi ay dellu si génne nañ fi ay xarnu bi génne nañ fi ay tu vois malal on voit c'est sorti mais nit yi dañu ne non avant moo gënoon kii parce que lu ñu bëgg mooy dégg ay tël te lu ñu xamul avant Y'en a marre nekkul woon ci tël peut-être dañu doon génn mu am ñu génn ñooñu parce que bu ñu doon génn tamit y avait tout y avait des politiques dedans y avait les mouvements citoyens yeneen mouvements y avait des gens yoo xam ne ñoom seen gis-gis leneen la woon gars yi dañu doon taal pneu ñun ñoo doon ñëw di fay pneu yi naan leen mais pneu yi sonnalul kenn ci gouvernement bi suñu yaay yi asma yi lay sonal ñun ñoo doon fay yenn saa yi dañu doon jàppante sax ak ñi doon taal ay pneu mais loolu kenn waxu ko mais tey bu ñu nee jàpp nañu Fou Malade jàpp nañu Thiat jàpp nañu kii ñëpp daw ñëw mais bu ñu nee ñoo ngi fee di jëmbat garab kenn du ñëw ñoo ngi fee di def ay sensibilisation di wax ak ndaw ñi def nañ dox ak sa gox def nañ suñu gox def nañu wax ak sa député def nañu wax ak sa maire ça n'intéresse personne mais on comprend ce jeu tamit et on comprend tamit que Sénégalais dañu nostalgique li ñu bëgg mooy dafa am benn xeex boo xam ne ñoom pour ñoom loolu rek mooy xeex mais non xeex bi instant yi neneen am na ñu bëri tey ñu ngi ci sphère politique bu dul woon Y'en a marre duñ ci mës a nekk du mës a am
mais les gens ne voient pas tamit affaire bi noonu loo tax ma ne ku nekk ak sa gis-gis mais peut-être dans 10 ans ils vont comprendre ñun fan lañ doon bëgg a jëm mais tey am na yu bëri yu ñuy def ci suuf yoo xam ne mënagul feeñ léegi mais nañ dem ci kanam am na yu commencé feeñ nag mais nañ dem ba ci kanam xam nga au fait waxu sénégalais parce que sénégalais mooy koo xam ne moom su fekkee ne dafa tële ci dara mënul dara rek day ne non kii waru ko mën bu ko mënee rek c'est parce que ger nañ ko non c'est parce que am na ñu ne ci ginnaaw non c'est parce que gëmul ne volonté mën na def dara xam nga tey ñun duñu parti politique boo xam ne lu ñu def rek dañuy ñëw fëgg suñu dënn ne kaa leen xool ñoo def lii on n'est pas dans ça bu ñu waree génn suñu dernier grande sortie bu ñu def kañ la moo doon le 7 avril bay passé place de l'Obélisque ku ñëw place de l'Obélisque gis nga nu mu mel parce que loolu jaroon nañu génn dafa am lu ñu doon wax mais xam nga tey bu ñu demee ba tey médias yu bëri dañ leen jënd presse bi ñu bëri dañ leen jënd tey dañuy tiital ñu bëri ne leen wéy xam nga gars yi fii dañuy tëjaate kaso ba pare fàtte la et cetera yaa ngi rey benn certain mer benn certain naxar auprès des populations yi nga xam ne tey ñoom dañuy dem ba ne ah nañu bàyyi nii quoi de toute façon xeex bi jaru ko mais teewul am na ñoo xam ne dañuy continuer xeex googu noonu parce que xeex googu noonu peut-être sacerdoce la ci ñoom mënuñu ko bañ a xeex mais tey sénégalais duñ ko comprendre mais lépp loo xam ne amul lu xew Sénégal lu jar a wax lu jar a def sorti te Y'en a marre taxawu ci amul benn jour keroog moom laa doon wax benn journaliste ma ne parrainage dégg nga ñu législative dégg nga ñu bu ñuy def référendum dégg nga ñu ma ne ko wax ma benn fait majeur bu am Sénégal coupure ndox yi dégg nga ñu te déggoo Y'en a marre te non seulement dañuy wax léegi la différence xam nga lan la mooy dañuy wax ci kaw di génn et di saafara ci suuf tamit di dem di laajte c'est quoi les vrais problèmes di ko régler ci suuf c'est ça peut-être tey la différence on est mature dañu màgg nañ quoi mais c'est que sénégalais moom dafa tàmm gis benn affaire pour moom bu gisul rek Y'en a marre ci loolu mooy Y'en a marre amul mooy ils sont pas dans leur rôle ñun duñu nu mu koy waxee ñun duñu nekk sacrifice su kenn xam nga tey dafa am ñu bëri ñoo xam ne boo xoolee ci seen combat ils se sont sacrifiés pour leur peuple mujjul fenn alors qu'ils étaient plus utiles bu ñu dundoon pour leur peuple ñun nag duñu bétaayu kenn tey ay yenn politique yi nga xam ne dañuy créer ay affaire bëgg a gars yi génn ñëw ci kanam ñoom la ñuy dóor ñoom la ñuy liif ñoom la ñuy gaañ ñoom la ñuy sëf lépp après ñoom ñu dem tëdd seen climatiseur tranquillement non on n'est pas dans ça te duñu mës a nekk ci loolu tey en matière de mouvement yi yokk xam nañ ci luñ ci joué en matière de jeunes yi jël prise de conscience engagement politique xam nañ luñ ci joué te bépp sénégalais doué d'intelligence buy am benn lecture xam na guerre bu ñuy wax guerre bu amoon ñaata homme politique ñoo fi sonal nguur gi seen dossier dañ ko ñëw xalab ko ci presse bi ñëpp di gis ñëpp di dégg ñoom ñëpp mës nga dégg ñu xalab Y'en a marre ci net bi ne xoolal jox nañ leen ñaata at sénégalais yaa ngi koy wax bu amoon ñii nii ma gis ñii nii nga xam ne di la xalab ci ay détails yu ay waaye takk na jabar takk na ñaareel waaye kii na fii waaye kii diw day doxaan ñi nga xam ne dañu nekk ci détails yooyu ak lépp li leen di Y'en a marre di yekk bu ñu amoon benn as tuut preuve wala këyit gu ndaw song nañ ñu bu yàgg wala étalé nañ ko ci net bi mais amul tey amul kenn si ñoom kuy mën a taxaw ne Simon jox naa ko temps wala ger nañ ko temps preuve baa ngi nii virement baa ngi nii wala photo yaa ngi nii film yaa ngi nii biñ koy jox xoolal nii la soloon nii la mel liñ ko jox a ngi nii amul mais ça les arrange de gëmloo loolu Sénégalais yi mais ñun xam nañ yàlla xam na ñi am lecture bi may wax nii moo naan benn lecture mais tey temps yi kan moo aag du Sonko lan lañ nekk di ko wax xoolal bassesse yu ñu nekk di ko def di ko wax c'est la même chose dañuy créer ay affaires di ko teg ci ndodd ñi nga xam ne
peut-être ñu ngi susciter espoir auprès de la jeunesse pour divertir leen pour que jeunesse bi dem ci leneen loo xam ne ce n'est pas essentiel ñoom ñu mën a continuer mais Y'en a marre est toujours là dañ dem ba ci kanam. ñun duñu régime kenn faluñu pour ñu changer dara kenn on nous a pas donné benn pouvoir boo xam ne après askan bi day taxaw naan ñu résultat non. yenn saa yi sénégalais yi doo leen comprendre gis nga tey Y'en a marre bu ñu corrompu woon xam nga lan moo gënoon yomb bi ñu woowee na leen kaa leen nekk ministre kaa leen nekk PCA kaa leen nekk kii di am ay 2 millions de salaire am say voiture say bon d'essence villa et cetera loolu moo gënoon yomb mais dañu ne non on préfère rester ce qu'on est dem wuti suñu ay projet ñëw di ko dérouler état bi jàpp ci ñu koy dérouler. kon da ngeen bëgg a wax kenn financé wu leen te yéen a ngi dérouler seeni projet. dama ne suñuy projet suñuy financement ay bitim réew lañ koy kiiwee état bi moo woon njëkk ci ñun di ñu financer parce que lu ñuy def luy jëmale Sénégal kanam la mais non seulement duñ ko financer mais en plus dañ lay diaboliser naan la wéy ay ONG ñoo ne seen ginnaaw di leen jox xaalis pour ñu déstabiliser Sénégal lu nekk wax nañ ko fi yàggul dara législative yi fii lañ ñëw téye suñu ay compte di ko fouiller bàyyi 2h 3h du matin parce que foogoon nañ ne financement boobu ñu jot ñun dañu war a dem législative dañ leen di contrecarrer donc ay détails yoo xam ne tey bu lay sénégalais di wax ay ñun xam nga au fait Y'en a marre lan moo intéressant dafa am ñoo xam ne avant Y'en a marre dañu exister ils ont maanaam def nañu seen ay preuve quoi Malal dafa def preuve am avant Y'en a marre kër gi dafa wër àdduna def preuve am avant Y'en a marre Simon ay journalistes yu mel ni Fadel Barro xam nga ay ñoom Aliou Sané plus ñeneen ñoo xam ne du ma lim seen tour parce que dañu foog ne ñun ñii rek ñooy Y'en a marre mais la grande partie bi nga xam ne elle est pas visible de l'iceberg ñoo ngi fii am seen ruxu am seen tu vois te Y'en a marre ñun gars yi dañu jàng tamit xam nañuy bindee projet xam fan la ñuy utee xaalis xam fan la ñuy utee financement teg ko ci yoon dama ne bu amoon benn bu ndaw rek bu cóol wala bu xaw a sikk ci suñuy financement ci lu ñuy dérouler dama ne gars yi génne nañ ko ci net bi bu yàgg comme ni ñu ko defee yenn homme politique yu bëri comme ni ñu ko defee yenn gars yu bëri pour bloquer leen mais dañu def ay enquêtes si ñun di ñu fouiller di topp suñu tànk mais ba tey parce que chance bi ñu am mooy xaalis yi ñuy recevoir financement ñun duñ ko gérer benn boîte lañ koy jox ñoom ñoo koy gérer pour éviter xam nga yenn njuuj njaaj yi yenn pièges yi parce que mooning dafa doy waar quoi mën nañ la piéger te doo xam donc dañuy jël jox ko benn boîte moom mooy dérouler mais mooy li may expliquer rek li ci kanam raw li bët xam nga tey keroo loolu la ñu doon wax réunion nee nañu ñaanuñu ko yàlla mais bu ñu yéegoon ci benn oto ñun ñëpp doon dem fenn oto bi accidenté coupe yàlla def ñun ñëpp ñu génn àdduna da ngay gis deuil national oh jàmbaar yi oh Sénégal ñàkk na oh Afrique ñàkk na ça fait partie un peu de l'hypocrisie humaine maanaam les peuples non bëgguma dugg ci détail parce que da ngay après tam nga wax ju ëpp te jaru ko ñun fu ñu dëgg suñu tànk xam nañ ko ñi doué d'intelligence ñi am lecture politique ñi mën a lire entre les lignes xam nañu en tant que Y'en a marriste noo gisee parrainage bi. no comment waaw non c'est dommage quoi mënoon nañu no comment man personnellement parrainage bi d'un côté d'accord naa ci parce que y a trop de candidats xam nga ku jóg golo gu jóg ne day nekk président et cetera mais niñ ko defee ak manière bi ñu ko defee moo xaw a ñaaw quoi tu vois sans consensus sans concertation côté boobu laay waxee quoi mais no comment parce que tey lan nga gis ay ñu ngi jënd ay vote di jënd ay nit di fay ay nit pour ku indi xaw ma 50 xaw ma 100 signature am nga temps et cetera xaalis boobu noonu sa xaalis la sama bos la xaalisu maire bi nekk fin fond de Kolda de Kédougou la xam nga di fay ay juuti di fay ay patentam ñuy jël ay TVA ci ñoom ñuy ger nit yi c'est-à-dire ba pare installer dëkk bi en perpétuelle politique xoolal élection yi commencé gul sax mais gars yaa ngi ci élection yi instant yi parrainage bi bu jeexee ñu jàllaat ci leneen
et cetera jël Sénégal bi en otage ñuy politique kese politique après présidentielle yi municipal yi ñëwaat après municipal yi nga déggaat leneen politique kañ la ñu am temps liggéey. concurrence bi attardé wul artistes yi de xam nga ñan lay attardé ñoom ñooñu noonu di werante ñoom ñooy attardé parce que xoolal ci seen banc yooyu ak seen bopp koñ yooyu ak seen place yooyu ak seen téléphone yooyu ñu téye di def ay commentaires ñu ngi toog foofu noonu daaw ba ren mais pendant ce temps artistes yooyu noonu ñu ngi wër àdduna ñii ñu ngi joué Bercy ñii ñu ngi joué Arena xaw ma naka ñii ñu ngi joué Suisse ñii ñu ngi joué États-Unis ñii ñu ngi joué ñoom ñu ngi foofu di warante ba tey bu ñu paree ci warante entre artistes yi kii moo mën kii moo mën ñu jël mbër bii moo mën mbër bee moo mën pendant ce temps mbër boobu mu ngi signé ay cachet mu ngi entraîné chaque jour mu ngi liggéey mu ngi avancé loo situation yow yaa ngi toog sa bopp koñ boobu noonu naan ataaya keew di wax di jow di baakaar di wax yenn saa yoo xam ne leeru la mais mbër boobu mu ngi laal ay cachet mu ngi dem yoonam bu ñu paree ci mbër mi ñu jël Barça Real Cristiano Messi xamu leen loolu tax mu ne ñoom ñooy tardé au fait donc ça sert à rien artiste bu jël loolu def ko concurrence mais c'est-à-dire xoolaatal sa bopp wala sa staff nañ la xoolaat artistes yi ñu ngi dem seen yoon artistes yooyu noonu ñuy concurrencel ñu ngi dem seen yoon mënul nekk mënoo jël tey ce que un Ismaël Lo un Baba Maal un Youssou Ndour un Thione Seck a fait ñoom tollooguñu dimension boobu instant yooyu ñoom artistes yooyu lu ñu war a def mooy asseoir ñoom seen notoriété am seen équipe xam nga penser autrement que def buzz fii Sénégal maanaam penser autrement que musique sénégalaise xoolal ténor yooyu ngay wax su ñuy génnee album à l'international xoolal musicalité bi est-ce que bokk naax lu ñuy génnee fii bokkul donc mais c'est toujours bien de ne kii laa teg bët kii dama ko war a raw kii dama ko war a et cetera mais nañu mieux entouré wu quoi de staff ku nekkul ci tànk yooyu nag na la sa mbokk wala sa staff teg ci tànk yooyu noonu parce que loolu mooy dëgg affaire bi du ay toj Sénégal non yomb na fii yomb na su ma xoolal suba am na loo xam ne su ma ko waxee ci micro bi léegi nii suba gannaaw suba pendant une semaine loolu la ñuy titre ci net bi site yëpp moom la ñuy reprendre donc yomb na ay buzz ay yomb na mën naa wax dara léegi nii mu wër Sénégal c'est très facile mais buñ ko wéy ko ci loolu parce que c'est du boulot quoi. te gis nañ nouvelle génération bi ñoom ñu ngi koy jéngu moo tax ñu ne lan la gars yi da ngeen delloo avance wala booy yi ñoo leen dàq. bon bu leen si neex rek nañ ko jël mais. mooy li may wax affaire bi liggéey la boo comprendreul ne liggéey la affaire bi du buzz rek du feesal saal kese du génnee album kese affaire bi dafa laaj yenn saa yi leneen tey ñu ngi def ay festival maa ngi waajal VSD hip hop le 5 6 7 octobre bii nii Blaise Diagne defoon nañ ko daaw donc ay festival la yoo xam ne day def formation ndaw ñu bëri dañuy former en écriture de projet mu am ay atelier d'écriture ay atelier danse ay graphe pour jàngal gars yi métier bi mu am ay discussion pour naka la gars yi di organiser wu pour créer seen société pour mën a dem di bind ay projet parce que rap bi léegi dépassé na toog ci studio yi kese enregistré génne album toog xaar non léegi li ngay enregistré da nga koy jëmmal da nga koy dox et dañu nekkoon ci ay projets yu bëri comme ni nga ko wax yaa ngi wax sànq waxu Y'en a marre mais ñu ngi woon ci ay conférence di dem fu nekk ci àdduna bi parce que tamit day am ñeneen ñu lay soxla pour ne la kaa leen expliquer ñu Y'en a marre bi noo leen ko tegee Sénégal ngay dem ci ndaw ñooñu Côte d'Ivoire Afrique du Sud Canada États-Unis un peu partout ci àdduna bi di wax sa expérience loolu tamit ci art bi la bokk parce que saa yoo demee di animer conférence dañ lay fay en tant que conférencier donc ñu ngi ci loolu quoi tu vois mais da ngay ne peut-être génneetuñu peut-être man depuis bi ma defee sama deuxième grand théâtre génneetuma album donc je ne vois pas le sens de ñëw organiser benn manifestation alors que amoo lu bees lu tegu expliqué naa la voyage yi bëri woon na jóge ci feebar xam nga ci fii laa fi dugg studio enregistré benn son bu ndaw buy wax ci affaire u takkil jabar challenge lendemain site yi yëpp reprendre ko donc mooy li may expliqué xam nañ nu ñuy mën a def effet te sound boobu génnagul ñëpp ak ma koy laaj
tu vois xam nañ naka la ñu mën a defee effet mais xam nga lan moo am solo am base assise te tey boo nekkee artiste Sénégal il faut nga am les moyens de tes ambitions te moyens yooyu noonu du kenn moo la koy jox yow yaa koy utal sa bopp te ci yoon boobu laa nekk lu tax ma déserté un peu temps yi aspect artistique bi dafa am loo xam ne foog ma uti ko ba toog ci nga xam ne tey su ma bëggee génnee dara xam naa ban communication laa ciy def ak luñ ma laaj ci communication xaalis ma ne am mais après du ma jóg dem parce que man du ma woyaan ñun rappeurs yi dooñu gis ñuy woyaan ay ñaanaatu par ci par là nekkuñu ci loolu donc il faut nga am say moyens ambition te tey dafa am benn mais am na benn sound boo xam ne bu génnee rek gars yi nañu comprendre mais on veut vraiment la com qui va avec et ça nécessite énormément d'argent te xaalis boobu noonu il faut nga wuti ko loo tax temps business bi xaw ñu ëpp doole ñu déserté kii bi mais grand théâtre dama ne woon du mu ko defaat après deuxième kii bi laa ne du mu ko defaat parce que def ko defaat ko dama ne du mu ko defaat mais am na leneen lu ñuy waaj yu gën a mag grand théâtre incha allah. tey yenn sites yu bëri dañ ci teg loxo yenn rajo yu bëri dañ ci teg loxo da ngay def sa sound du mës a jàll man am na ay rajo yoo xam ne sound bu ma mujjee génn di clash nguur gi teguñu ko du jàll. parce que ci air boobu la ñu toll parce que ñoom dañu fekkee lu bëri dañu fekkee nu ñu daanelee Diouf fekkee nu ñu daanelee Wade donc dañuy jiitu ñëpp foofu verrouiller maintenant à nous de trouver donc ci mais ñu ngi trouver et am na yoo xam ne ça ne va pas passer mais rappeurs yi ñu ngi fi ñu ne woon ñu ngi temps yi su may animé laa koy wax keroog dama am benn émission bu ma def mu ne tey spécial rap politique la pour won leen ne sound yaa ngi fi mais gars yi ñoo ko tegul mais jour boobu dama pare ñu may woo téléphone mais man xaw ma woon ne sound yi yëpp am na ma ne ko sound yi am na mais gars yi ñoo ko dul teg wala artistes yi ci boppam ñoo ko dul jox yenn visibilité yi parce que xam nga lu tax tey ils ont besoin de sama vidéo am na tant de vues sama son bi ma def am na tant de like sama lii am na tant de like ci net bi et cetera ba li am like la ñuy jiital ay sound mbëggeel sound solu sound xam nga yooyu la ñuy jiital et c'est compréhensible parce que ci air boobu la ñu toll te sénégalais yi ci boppam ñoo leen woo ci loolu mais tey boo defee benn sound di wax sur nguur gi mooy comme ni ma sama gars yi di wax da ngay gis ku romb fii ne la béggee oui non yaa ngi teewal donc c'est ça mais gars yaa ngi fi ñu newoon ba tey xam nga loolu je crois da nga ko waroon laaj ñi ñuy àndal depuis temps booy nous on a les mêmes amis depuis maintenant 30 ans gis nga fii nii may toog ci banc bi nii ak sama gars yi mécaniciens yi nii nana boo ma demee Fass sama mbokku taalibe yi nga may fekkal may toog on a les mêmes fréquentations xam nga Y'en a marre ne peut pas nous enrichir parce que c'est pas le but de Y'en a marre mais je sais que ne Sénégalais yi pour ñu xalaat loolu c'est très facile y a pas de souci mais gars yi ay liggéeykat lañu de ay dookatu waar lañu de gars yi ku ci nekk am nga sa business déggoo mën na la nu ñuy wutee xaalis xam nañ ko avant Y'en a marre on a fait le tour du monde avant Y'en a marre dañu doon investir ci ay projets di gagner avant Y'en a marre dañu ñëw teg ay studio yi nga xam ne moo gën a cher ci studio yu tegu woon ci hip hop di signer ay artistes di def ay tournées nationales di dem di décrocher ay multinationales yu mag ñuy ñëw di defandoo tournée loolu c'était avant Y'en a marre je te parle de 2008 2009 2010 2011 2011 la Y'en a marre doog a ñëw 4 ans elle est mauvaise amul sax sikki sak wala ma noppi balaa ñuy nangu luñ ma jox. comme que yow joxuñu la dara kay mun nga wax. non la gestion du pays bu ñuy waxante dëgg rek elle est mauvaise les gens sont là en train de fatiguer les gens avec la politique di politique politicienne di waxeet xam nga di jël seen ay nit seen ay mbokk di gën a yokk di dooleel elle est mauvaise elle est mauvaise il y a li ñu président jaayoon ay la patrie avant le parti. defe naa c'est le parti avant la patrie instant moo nekk di am et je crois sénégalais yëpp a ngi ciy teg seen bët. mais Simon dafa am problème ak waa TFM wala Simon dafa bàyyi émission boobu mu doon déroulé à la TFM. non au fait dafa nekk benn période boo xam ne dama nekkoon ci ay bagages yu bëri xam nga rek que ça soit ci sound bi ak business bi surtout business bi affaire bi ëppoon ma doole ma doon voyager lu bëri donc ma doon toog ay mois du ma am ay capsule du ma mën a enregistrer émission. donc ci lañ ko mettre en stand-by quoi mais
là maa ngi ko war a reprendre normalement yàggatul parce que reprendre naa benn émission là au niveau de la radio beneen melo maa ngi koy def au niveau de la radio mais ci beneen format mais là war nañu reprendre normalement émission télé bi parce que sama jot moomu ko mayuloon voilà xawoon feebar tamit nekkoon ci ay tolof yu ndaw et puis mais bon yàggatul dara je vais reprendre incha allah ci TFM. hip hop bi moo ñu may lépp lu ñu am lépp lu ñu doon tey hip hop bi moo ñu ko def bu ñuy wax te yàlla tax tu vois ba ci feesal bopp yi c'était une sorte de seconde école pour ñun moo ñu may yenn dëgër yi yenn taxawaay yenn ouverture d'esprit moo tax ñu dem un peu fu nekk ci àdduna bi. et puis ñu ngi ci loolu tax ba tey ñu ngi def ci production ñu ngi def ay festival ñu ngi yor suñu studio di enregistrer nit yi di voilà di ko dundal parce que dundal ko du ñëw rek génne album wala ñëw wax ci yow affaire yooyu mais c'est aussi produire ñeneen donc ñu ngi ci loolu ñu ngi produire ay groupe fii Dakar ay groupe région Ziguinchor Richard Toll voilà j'en passe Fatick ñu ngi waajal tamit ak Bignona donc ñu ngi ci di ko continuer dundal di def lu ñu mën quoi pour mu jëm kanam. bon pour dire vrai maa ngi enregistré lu bëri nag maa ngi ay sound yu bëri mais xaw ma lan lay doon waaw xaw ma album lay doon xaw ma EP lay doon xaw ma daal mais maa ngi enregistré et am na ay sound yu pare depuis un bon bout de temps donc mais maa ngi xaar quoi après. mooy li ma wax bu ñu rootijee ba ñëw bu ñu ko tegee ci table bi nañu xoolax loolu lan la ñu mën a def ci sound bi. li Simon di waajal est-ce que Simon da koy def moom kese individuellement ou bien da ci invité yeneen artistes comme nouveau talent yi ku ci mel ni Dip ku ci mel ni Ngaaka Blindé ku ci mel ni yeneen rappeurs yi daal nouveau talent yi pour ñu ñëw ci album bi participer ci. dina am ay featuring dina am ay collaboration ay featuring du ma waxagum tour mais bon. dina am ay featuring parce que ñi nga lim nii yëpp on a d'excellents rapports donc du ñàkk ñu def dara quoi waaw instant yi nii Ngaaka moom lenn lañ koy ñaanal mooy mu gaaw a taxaw gaaw a génn ñëwaat vers sa famille ak ses fans et continuer moom liggéey bu mu doon def quoi ñu ngi ko koy ñaanal vraiment parce que lii c'est une erreur quoi c'est une grosse erreur et on espère que lii yëpp dina jàll quoi. mot de la fin nañu bàyyi di wax loo xam ne wóoru leen ñun dañu ne dëkku jullit lañ. xam nga mais gars yi ñoo dàq wax yoo xam ne wóoru leen di sosal ay nit yi dañu am famille xam nga nit yi dañu am vécu dañu am jaar-jaar dañu am ay mbokk dañu leen yar nañu leen war a yaree tu vois yenn sos yi ñu ngi koy dégg mooy la plupart des questions yi nga posé ay jox nañ leen sexal nañ leen loo tax waxatuñu loo tax defatuñu yaa ngi lakk sa bopp yaa ngi lakkalu sa bopp te barke Maulana Cheikh Ibrahim ñu bëri ñu ngi lakkalu seen bopp di wax lu nekk ci mouvement Y'en a marre wala lu nekk ci ñun ñi te li ñuy wax dara lóoru leen te li ñuy wax amul ñu bëri ñu ngi lakkalu seen bopp tey boo gisee dëkk bi mënul jëm kanam mënuñu am njiit yu baax parce que ñun nu ñu mel noonu la suñuy njiit mel c'est juste ça looloo tax dëkk bi métti nii parce que ñun kenn bëggul kenn dem. kenn bëggul dommage que Georges dafa dem léegi mais mënoon na la expliquer benn anecdote rek ci fii yenn saa yi lii gars yi di dund fii tu vois parce que kenn bëggul sa morom dem te boo gisee sa morom ci yenn yoon yi na ne waaye kii c'est parce que yow mënoo ko rek tu te dis kii dafa am ñu nekk ci ginnaaw non kii c'est parce que dañ ko jox loo tax lii kii dañ ko lii nga commencé mais non jo yow jéemal ñafe tamit ci sa domaine bi nga nekk peut-être bokku leen domaine yow nga jéem a sortir la tête de l'eau donc nañu bàyyi sosalaate bi quoi nañu bàyyi di wax di n'importe quoi ci doxu nit xam nga et nañuy yéenante tamit jàmm di yéenante avancement loolu kese moo am solo mais le reste moom ay détails la ñu ngi ñëw leen le 5 6 7 octobre bii nii Blaise Senghor on a 72 heures de hip hop 3 jours yoo xam ne 14 régions yu Sénégal yëpp suñuy représentants dañuy ñëw Dakar dina am ay atelier de formation dina am ay conférence dina am ay graffiti danse roller atelier DJing chaque soir dina am benn big concert donc kaay leen doon partenaire sax ngeen ñëw couvrir ko xam nga ñëw wane lu ñuy def ngeen xam ne tamit gars yi dañuy liggéey au-delà de lu ñuy wax on a nous tey su ma la waxoon ci lépp lu ma ne ci job yëpp yu may def
da ngay ne mais naka xanaa yow 2-3 personnes la sànq loo tax man laajte à part rab bi lan ngay def ma ne la mënuñu wax lépp fii. mënuñu wax lépp fii on est dans énormément de choses di ko xësal di ko ñafe parce que xam nañ fu ñu taxaw te ñu nekk suñu ginnaaw tamit moo bëri te dañu am benn sas nit yi waw ñu xool ëllëg ree nañu mais mooy li may wax daal nañu yéenante jàmm et on se donne rendez-vous dans pas longtemps am na luy waaj a xew. looy wax ci Télé Sénégal. Télé Sénégal yàlla bu ñu leen jënd parce que yàlla bés bu leen ne non Simon duñ la mën a ñëw couvrir parce que xam nga rek oui dañoo am problème carburant wala dañoo am li ñuy gars yi di wax quoi yàlla bu ñu leen jënd j'espère que vous allez rester indépendant. Inch'Allah. wala foofu ngeen bokk. non baal ñu ah d'accord. waaw salaamaaleykum man lay Saayama Wen Simon maa ngi seetaan Télé Sénégal.